voilà d'abord di rafetlu li nga xam ne moo ñu fi dajale tey donc muy cérémonie d'abord de remise de fournitures scolaires pour les écoles kooku chaque année ñu organiser cérémonie bu mel nii pour joxe fournitures yi mais li nga xam ne moo fekk ci fournitures yi mooy bourses scolaires yi mun naa ne ñeenti at ci gannaaw daanoon nañ joxe bourse scolaire mais ñi ngi tàmbalee ci 1000 bourses ren ñi ngi doxee 2000 bourses scolaires ci écoles yi fournitures yi nañ ko daan joxe ak léegi niñ koy joxee dafa ute depuis que ñu def li nga xam ne mooy forum de l'éducation chaque année nag daanoon na jënd cahier bic craie yooyu joxe directeurs yi ba ñu toogee ci forum bi dañu ne joxe bi baax na waaye bu doon sañu sago nii ngeen koy joxe léegi lépp loo xamante ne ci biir éducation moom la conseil municipal bi def dafay loo xamante ne dafa méngoo ak la nga xam ne moom la directeur d'école yi di xaar ci ñun donc loolu dafay wane ne que ñi ngi déggante mun naa ne complicité am na ci suñu biir et loolu ñu mën ñu permettre aussi ñu am résultat bi ñu am parce que directeur d'école mairie ak parents yi nga xam ne suñu ay partenaires yooyu aussi réeróowuñu ci lépp loo xamante ne effort yu ñuy def ci wàllu njàngale mi la xam nga boo tàmbalee di joxe bourse 1000 bourses scolaires yaakaaruma département Dakar am na benn mairie bu koy def ñun on a commencé di joxe bourse scolaire à l'élémentaire parce que ñun suñuy compétence ëllëg bu ñuy évaluer performance su mairie dañ koy évaluer ci domaine ya nga xam ne moom moo ko yor bu ñu évaluer mairie ci tali parce que ñëpp xam nañ ne que voirie yi li ci ëpp mun naa ne voirie classée la yoruñu ko comme yeneen édifices yi donc ñun tey ci la nga xam ne moom nañu gis ñu joxe 1000 bourses scolaires dañoo toog déglu parents yi biñ leen dégloo ñun ñu gis ne que ba ñu joxee 1000 yi doyul ñu dellu biir conseil municipal toog waxtaan ak élus yi xamal leen ne leen débat d'orientation budgétaire bii ñuy dem bu doon suñu sago dañ koy yokk daaw ñu daal di yokkaat 500 muy 1500 mais teewul bi ñu gisee 1500 yi ñu gis nañu ko effectivement am na leneen loo xamante ne lu war a yokk la ren joxe nañu 2000 mais boo xoolee arbitrage wu budget na muy demee du ci éducation rek nañuy dugal daañu dugal ci sport daañu dugal ci santé daañu dugal ci yeneen ak yeneen ak yeneen te secteur bu ci nekk war nañ ci dépenser te kees bi benn la moo tax bu ñuy def répartition yi dafa am lu may faral di préconiser mooy nañuy def nànk par nànk moo ñuy permettre ñu maîtriser d'abord suñuy recette mais surtout gën a mën a gérer suñu assiette donc assiette boobu moo ñu mën a permettre tey boo ñëwee ci éducation boo laajee mairie yéen éducation est-ce que lépp la ngeen waroon a def yéen en tant que maire pas en tant que mairie ville en tant que mairie de commune def ngeen ko danañ ne waaw ndaxte Daara Modène bi ñu leen woon gisaguñu benn mairie boo xamante ne defar na ko beneen bi ci topp mooy bu fekkee ne dañ ñu bëgg a xool ci wàllu fourniture scolaire la ñuy joxe ci fourniture scolaire parents yi dañ daan faral di ñëw sa doom buy jàngi ñu ne la jox ma 100 francs jox ma 200 francs parce que dañoo war a def ay copie fascicule gis nga fourniture yi école yëpp jox nañ leen ay photocopieuse liñ leen di jox mooy ay imprimante ak ay feuille craie ba ñuy bind ñoom ñoo ñuy wax ban marque nga bëgg ñun bu ñuy jënd ñu jënd marque ba nga xam ne moom nañu bëgg loolu dafay wane aussi loo xamante ne la ñuy def na doon loo xamante ne dañ ci yëgoo dafa am benn baat ci tubaab buy faral di wax ne lépp loo xamante ne yaa ngi koy defar nga di ma ko defal te waxoo cax man yaa ngi koy def contre man moo tax ñun dañuy privilégier toujours waxtaan lépp loo gis lu ñuy def la ci biir commune bi le conseil municipal da ciy toog waxtaan avec des conseils de quartier te conseils de quartier yi nekk les représentants des populations ci biir école dañuy waxtaan ak directeur d'école di waxtaan ak API donc loolu mun naa ne partenariat boobu moo indi résultat bi nga xam ne tey am nañ ko au niveau de Hann loolu vision la Daara Modène dafay loo xamante ne ku dëkk Yaraax xam historique u Yaraax waxuma Hann Bel-Air Yaraax laay wax ku dëkk Yaraax xam histoire wu Yaraax xam ñi nga xam ne kilifa diine yi nga xam ne jaar nañ Yaraax yëpp dañuy d'abord privilégier jàng alxuraan balaa ñuy dugg école tubaab waxuma beneen quartier man pour Hann Bel-Air laay wax boo demee ci yenn quartier nouveau yi bu mel ni Mariste am na ci ñoo xamante ne dañuy bëgg a seen doom jàng d'abord alxuraan balaa ñuy dugg tubaab daara bi looloo ko fi indi dafay daara boo xamante ne du pour benn quartier mais dafay daara boo xamante ne premier critère mooy nga dëkk Hann Bel-Air képp koo xamante ne dëkk nga Hann Bel-Air nga bëgg sa doom mu dugg ci biir école bi bu fekkee ne def nga demande ñu étudier que daañu jël ñu inscrire la donc loolu aussi dafa bokk ci loo xamante ne suñuy compétence la daara bi dafay fonctionner comme école bii ni muy fonctionner parce que am na loi boo xamante ne lu ñu voté la buy ériger Daara Modène fonctionnement wo ka fa nekk
dafay directrice boo xamante ne da doon jàngale ci école élémentaire boo am compétence de plus de 17 ans ci biir école boobu rek donc mu bàyyi ci gannaaw moom benn expérience bu mag ci waaju jàngale ñu yóbbu ko ne ko moom ngay de moom yaay nekk directrice boobu donc c'est pour vous dire que loolu dafa bokk ci li nga xam ne innovation la mais dañoo déglu message yu parents yi nga xam ne dañ ñu newoon bu ñu mënoon a am daara donc yàlla teg ci loxoom nag aussi ñu mën a egg fi ñu egg tey.